parti politique ak boo nekkee leader nekk ci benn réew dafay laaj des fois bu contexte bi bu ko jaree nga génn nga présenté wu nga waxtaan ak askan wi ci question yi nga xam ne moom moo ñuy interpellé. xam ngeen jamono bi ñu toll dafa nekk jamono boo xam ne bii gis ngeen guerre bi nga xam ne xew na entre Russie ak Ukraine mu am yoo xam ni daf ñu ciy laal parce que dana tax ba fi ne nii essence bi mi ngi yokku pétrole bi yokku na lekk gi mi ngi yokku parce que yi ñu doon jëfandikoo foofu lay jógee léegi lu mel noonu bu amee dama defee ni ci waxtu bii Sénégal waroon nañoo am leneen lu dul di toog di fëggante dënn di tiitalante pour di jéem a indi ay violence ci biir dëkk bi parce que génn nañ ci ay élection locale di dem ci élection pour bëgg a dugal suñu nit ci assemblée bi mais war nañoo na mën a bàyyi li nga xam ne moom lañ tëral comme charte ñu doxal ko ba pare ñu bàyyi population yi nga xam ñoo am droit de validation buñ ci àggee ñu valider su ko defee ñun leader politique yi nekk fii ñu xam ne duñu ay noon dañuy compétir léegi nag comme léegi am na problème mondial bu am mais vraiment ñoom un minimum pour dépasser phase yi toog war a waxtaan ci ban position le Sénégal ak Afrique war a taxawee pour que lii di xew ci monde bi ca nga xam ne bi dina metti trop ci weer yi nga xam ne fi lañ jëm ñu fexe ba li ñuy ci impacté ak li ñu ci sonnal du bari parce que Sénégal puissance bu mag la ci xam-xam Sénégal am na ay ressources humaines de qualité kon li ñu war mooy ñu am ay moment yoo xam ni dañuy àndandoo pour boole doole yi pour defar défi yi ak moment yoo xam ni dañuy dem compétir respecter suñu ay institutions mais bi ma gisee nag ñu ku nekk di fëgg dënn fii ñii di yuux man laa ni man daal maa ngi doon bind di def ay marche Harmattan ci mbedd yi di dem Harmattan di fa dajale mbër yi ak kii di wax affaire non violence kon naa defaat tey benn conférence de presse pour lancer un appel pour que ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk que jàmm lañ fi war a wut violence bu commencé kenn xamul fu muy dem am na ay xale yu fi jóge woon le 8 mars yal na leen yàlla yërëm te may seen waajur nun leen mun a muñe kenn demul taxawu seen ay waajur pour remplacer leen am na xale yu ci bokkoon ñi ngi ci biir kaso bi ba léegi kenn génnewu leen kon ngir yàlla buñ fi yokkaat yeneen xale yu seen i waajur di perte ak yeneen yoo xam ne dañ leen di jàpp ak di yàq li nga xam ne bi moo nekk ci biir dëkk bi kon nañu woote jàmm woote respect àndandoo pour jéem a liggéey pour Sénégal loolu daal moo taxoon ñu ñëw tey jii doon woote ci foofu pour que nit ñi am conscience que ne waxtu wi ñu toll képp koo xam ne ki waxoo da ngaa sot képp koo xam ne ki waxoo yaa ngi seetaan parce que borom xam-xam yi puus nañ leen ba nu toog ci réew xam-xam moo ko yor kon na nit ñëpp jóg taxaw ku ci nekk wax ci lu ñu bokk pour que naka lañ ko mën a defaree loolu moo taxoon ñu ñëw tey jii woote woon fi. milliard moom dañuy ñaan yàlla muy continuer di circuler rek parce que milliard moom lañ soxla réew mi moom la soxla parce que tali bi TER bi ak yi nga dugg yëpp président Macky Sall def ko ay milliards moo ko def mais milliards yi mu ko defee da ko war a def parce que seen budget la bu ñu wootee assemblée nationale xaalis bi yéen a ko moom comme li mu def pour yéen la yéen a ko war a approprier moom moomu ko parce que day dem bàyyi ko fi comme ni fi Abdoulaye Wade bàyyee stade bi bàyyi fi lépp lim yor yooyu yëfi Sénégal la di toog sax di énumérer naan def na lii loolu wax bu yàqu la parce que nit ñi ñu ngi koy gis di teg seen bët mais li mu def ban njariñ la am foofu la ñu war a expliquer te foofu la majorité bi sax péché sur le plan de la communication parce que doo fi nekk naan def na lii da nga naan def na TER bi lu TER bi jariñ def na léeg-léeg loolu jariñ pour que ñu xool population bi koy jël moom mu comprendre li tax ñu defal ko loolu mais li nga wax ci panier ménagère bi lu am solo la te loolu moo tax sax ñu gën a def conférence de presse bi parce que bu fekkee ne ñun produire ñu dara maîtriser gu ñu ndox mi pour def agriculture boo xam ne dañu mën a permettre ñu am li ñuy lekk parce que am looy lekk kooku ci indépendance foofu la tàmbalee te ñun amuñu ay industrie dañuy jëggaani lépp kon léegi bu ñuy jëggaani bu yokkoo fu muy jógee il faut mu yokk fii te guerre bii di ñëw président Macky Sall mi ngi subventionné prix yi ngay wax ne prix yi dafa cher gis nga ci weer yi di ñëw dina mujj toog dootu mën a subventionné man dama koy wax ñëpp dégg ko parce que je fais de l'économie xam naa ni affaire yi demee dina toog dootu ko mën a def parce que su ko defee day mujj dootu mën a fay ay salaire day mujj dootu mën a def hôpital parce que lépp def na ko ci subvention loolu mooy tax ñu bëgg a wax ne il faut que ñu toog déjà boole suñuy xalaat pour seet yan réponse lañu war a mën a def pour que ñu am lu ñu lekk fexe ba prix yi yomb pour que xale yi am emploi loolu nag opposition beeg pouvoir bi yëpp ak sénégalais yëpp ñoo war di waxtaane loolu mais pas di waxtaan ci violence di waxtaan ci saaga di waxtaan ci ay tiitalaate loolu defarul réew
te moo fi indi xale yi fi jóge woon le 8 mars seeni waajur ñàkk nañ leen ñenn ñi ngi ci kaso bi génn wuñu leen le 23 juin boo fi naan tam loolu moo fi amoon kon lu tax ñu bëgg a jëlaat conditions yi créé waat loolu nañ dem ci jàmm Sénégal yi nañ bëgg jàmm dafa mel ni Sénégal yi daal fi am ñoo xam ñoom ay saagaante xeer yi daw rek lañ bëgg booy wax dëgg sax day mel ni dañu bëgg nga noppi pour que ñu wax leneen doo ko def parce que fa muy tàmbalee xamoo fu muy yem mën naa dem sax mu tasante ak yow mi nga xam sa yoon nekku ci woon waaw donc nañuy wut jàmm di wax jàmm ca boole compétence Sénégal yi ñi ànd ak président Macky Sall nañ ubbi bunt yi pour que mu jël compétence yi nekk ci biir Sénégal ñu ñëw jàppale ko pour que leadership bi mu porté ci Afrique mu mun ko doxal ñi am xam-xam yépp ñëw indi seen xam-xam pour que ñu defar Sénégal parce que ñun ñoo ko bokk voilà